ngi dellu di nuyu ñëpp di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ak ci également programme bu am solo bi ñu nekk di déroulé ci mois de Ramadan bi muy Colisée de l'éveil di jiital ci nuyoo bi suñu capitaine d'équipe di ko ziyaara te di ko baalu ak te di ko massaw te di nuyu également a Seyd Mouhamadul Moustapha di jël nuyoo bi yëpp di ko teg sa loxo pour nga jotal ñu ko di nuyu sang yi nga àndal yëpp maam Babacar Pape Cheikh Sarr ak mbokk yi nga àndal yëpp di nuyu également suñu sang yu jigéen ñi ñoom soxna Aïcha di leen ziyaar te di leen ndokkeel waaye di nuyu ñu ñuy suivre à travers nos plateformes éveil ci réseaux sociaux yi xëy na bu delloo ci programme bi ba tey ñu ngi ci dernière semaine bi ci deuxième jour bi ànd ci ak waa pôle spirituel lundi passé ñu traité woon suñu premier thème mu dellu ci la spiritualité notion et repère tey ñu war a traité suñu deuxième thème mu dellu ci la spiritualité entre école et expérience donc loolu moom moo nekk intitulé thème mu tey ñu war ci ànd ak suñu mbokk yi waa pôle spirituel suñu capitaine d'équipe jiite ñu xëy na am na it lu ñu équipe bi yóbbante ñu wax la ko mooy nee nañu ñu ngi lay ñaan nga dugal camp adverse te bañ a dugal suñuy camp loolu daal ñaan mbokk yi ñaan nañu ko xëy na bu delloo ci thème tey bi dañu dajeek benn film mu dëppoo ak thème bi ñu ne nag comme film bi dëppoo na ak thème bi nañu ko proposer mbokk yi ñu ànd ci ñu seetaan ko bu ñu ñëwee continuer programme bi donc ñu ci ànd ak waa régie bu yembee rek ñu tegal ñu suñu film du jour. nu ngeen def ak koor gi. ça va ñu ngi neex rek. nu ngeen def ak tàngoor bi fa ñu nekk tàng na de tàng na loolu waaye. waaye dafa mel ni waa Dakar nag ñoo ñu si tane. tout à fait waaw xam naa ne sama njóobeen moom bu ne woon fële dana xaw a doy waar. wallaay moo tax ma dégg waa ji di waaraate. di wax naan koor sunu borom dénk ko kenn moom moo koy fayal boppam. ma ciy xalaat nag ma ne waaw yëf yi moom ni mu mel nii ndax sañ na ko dénk nit. tout à fait nii maa ngi naan tey jii nii ku ci mel ni njóoween bi bu ko Mouhamed Ndiaye ne woon naroon woorloo tey nu mu nar a demee. nu mu nar a demee ba ci foofu moo tax man sax damay jeexal kañ loolu nu ñu ko imaginer naka la nit mënee tëju ci néegam mu wóor ko ni mën naa xëcc lekk comme njóoween bi nii wala mu def naan wala mu naan wala mu def leneen mais bàyyi xel lan lay bàyyi xel ba tax loolu noonu du ci àgg lekk googu ak naan googu noonu ba mu ñàkk boppam ne day woor lan lay bàyyi xel exactement. effectivement lu am solo la de xam nga li capitaine jàngale ci ouverture bi tuddee ko évidence
nit ku ci nekk am na loolu suñu borom moo ñaaleel mu nekk sa biir nga yëg ni yaa une conscience supérieure bu nga xamante ne ak quelque soit nag noo ko mën a appréhender ñii nature bi la ñii science bi la ñii tuddee ko leneen nuñ ko mën a tuddee kenn ku ci nekk ak noo ko tuddee mais yëg-yëg boobu nag mooy tax léeg-léeg nit di bëgg loolu suñu borom subhanahu dafay bëgg nit ki di ko nuru xam nga yaa ngi wax ci cadre koor yàlla lekkul naanul te yow wax nga ni yàlla moom da nga koo sopp capitaine jàngal ñu ni ñu illaa li ya'buduni li muy firi mu nuru ko comme da nga koo bëgg nuru nag léeg-léeg da nga koy nuru ci ñàkk lekk gi nuru ko ci ñàkk naan gi moo tax mu lay invité ngay def exercice bu ni mel nag bu timis jotee mun la dogal delluwaatal ci sa nature initiale parce que nit nga ngay bàyyi xel loolu nag léegi nag loolu lii cëslaay gi mooy fexe ba sa ruux mën a dund mën a évoluer jàll ci beneen cadre exactement. justement Kandji da nga wax sànq baat bu am solo mu doole ci cadre cofeel te nit ki bu fekkee cofeel du ko lié ak suñu borom cofeel boobu dëggu na ci moom bu boobaa lu mu ko sant da koy def mais au delà de ça sax effet bénéfique bi bu koor pour kan est-ce que suñu borom lan la koy dee kon nit ki nga gis ne moom moo ciy jëriñu parce que koor lan lañ la ci sant bul lekk bul naan passion yi yëpp ñu ne la nga fay ko nga pose ko kon loolu yëpp ay envie la pour lan nga mën a consacré wu ci besoin bi l'ultime besoin mooy yàlla suñu borom. tout à fait moo tax sànq Ismaël tudd nga baatu conscience di wax ni nit ki bu fekkee ni sañ naa toog bañ a lekk wala bañ a naan am na conscience muy bàyyi xel boobu noonu dafay tëb rek loolu nekk ci moom wala dafa am fu ñu koy jaarale dafa am cadre yu ñu koy jaarale. waaw xam nga suñu borom dafa nekk benn mbir bu xaw complexe nit tëb rek yegg fa moom du yomb moo tax faw ñu circonscrire la ci école bi nag mën na tudd diine mën na tudd tariqa mën na tudd neneen d'abord tàmbale ko ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga capitaine jàngal nañu ni ñu wàllu ruux moom domaine am la moom moo koy superviser mais yenent bi ci moom yàlla dafa ni ko wattabi' millata ibrahima hanifan dafa ni ko toppal maanaam ci inscrireul ci école maam ibrahim au delà sax de maam ibrahim nee na ko ñeneen ñëpp ulaayika alladina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi yeneen ci yan yëpp nee na ñoom dox nañ ba yegsi kon fi ñu jaar yow jaar fa kon nga yëg ni école même yeneen bi mu ngi ci biir école léegi nag école bi ngay tënku moo lay tegal ay cadre yu nga xamante ni dana tax nga gën a mën a raffermir lien boobul dox sa diggante ak conscience supérieure boobu nga ñëw ci xam nga tudd nga léegi cadre corps ñëwal ci cadre julli xam nga Serigne Moussa dafa ñu jàngal ni ñu julli ci nit ki ñetti étape la buy doog a dugg si nekk ci niveau élémentaire bi lañ koy jàngal inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan muy bàyyi xel ci waxtu yi juróomi julli waxtu bu julli bu jotee mu jug julli parce que foofu la toll foofu lay yégée ni mu ngi ci digganteem ak boromam mu ngi communiquer ak moom parce que c'est une manière providentielle de communiquer avec cette substance de qualité si longuement recherchée dans la matière grise de l'homme am na luy communiquer ak sa borom léegi bu jógee foofu mu ngi évoluer yéeg ci état bu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar léegi moom julli gi dana def effet ci moom ba bu ni muy jullee au fur et à mesure mu ngi bàyyi lu ñaaw mu ngi bàyyi yenn yi nga xamante ni ci envie lay dellu pulsion yeeg désir yooyu mu ngi koy ramasser de côté pour mu am maîtrise ci boppam ci nafsam bu jugee foofu nag étape bi ci topp mooy ñi nga xamante ne alladina hum ala salatihim daimun ñi nga xamante ne fu ñu mënti toll quel que soit acte bu ñuy def ci julli la ñuy nekk parce que lien bi leen lié ak seen borom du dog ba mukk loolu nag ci à travers école yi nga ko xamee ndax école yooyu ñooy mën a fexe sa ruux mën a évoluer nga xamante ne di nga mën a assurer lien boobu. voilà tout à fait Kandji tudd nga benn élément boo xam ne dañu jàpp ne sax domaine réservé la ndax alxuraan buy wax ci ruux wa yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi voilà mel ne domaine la boo xam ne dañ ko def domaine réservé Mohamed ruux boobu noonu naka lañ ko war a mën a appréhender. waaw boo seetloo ruux sax li tax mu jaaxal nit ñi mooy ni mu mel moom moo tax parce que boo seetloo yeneen dimension yi composé nit dafa mel ni nit ki mën na ci am ay notion yu objective boo nee dimension physique bi di nga am yu la wan ni dimension physique bi lii la di nga am ay éléments yoo xam te dina renvoyer ci dimension physique boobu
boo tuddee dimension mentale bi aussi di nga am ay éléments déjà cerveau rek yu la wan ni dimension mentale bu existé na par contre bu dee ci wàllu ruux pour nga am élément yooyu dafay xaw a jafe mais loolu boo gisee ci structure am la parce que di ñu jàng ci l'ingénieur moral ci li ñu jàngal ci ruux dafa ni ñaari énergie ñoom ñoo ko composé benn énergie bi leer la ñu di ko firee lumière beneen énergie bi obscur la ñu di ko firee lëndëm mais ci baatu leer ak lëndëm yooyu mag ñi bu ñuy jàngalee leer rek la ñuy wax waaw mais dafay am solo ñu di def différenciation ci wàllu énergie yooyu noonu mais ñaar yooyu nga xam ne moom moo composé ruux moom la ñuy tudd lumière ak obscur en général xëy na ci école yi booy muñ lay tudd wàllu lumière boobu dañ lay wax ni c'est la voie de bonté lépp lu lay pousser ci ngay def lu baax dina ci ñaax ngay am plaisir def lu baax ci lumière boobu lay jógee ñu ne lépp loo xam ne da ngay am volonté pour di def lu safaanoog lu baax ñu ne lumière obscure boobu noonu la jógee mais ci ni mu nekkee ci ruux maanaam dañuy ñaar yooyu dañuy nekk en quantité et en concentration ci ruux waaw bu si nekk rek par rapport à ton arrivée ci terrain ruux boobu noonu si ngay dominer l'autre waaw mais yooyu c'est des énergies. justement gis nga ko xamante dafa bëri amalgame nga xam ne nit ñi dañ koy def ci entre lumière ak obscur ñi ci bari bu ñu waxee ne lumière dañu foog ne moo baax ñu ne obscur ñu ne non boobu baaxul te fi ñu juumee moo di yooyu yëpp ay outils la te outil du baax du bon lu dul ci ki koy jëfandikoo kon yow mi koy jëfandikoo yaa ci mën a def jëfandikoo bu baax wala nga def ci jëfandikoo bu nga xam ne baaxul donc nga gis ne ko seen nature ñoom ñëpp même nature bi la outil la mais nit ci nit ki koy jëfandikoo ci lay dépendre nit mën na jël leer def ci naka sa dul noonu comme mën na jël tamit obscur def ci naka sa dul noonu inverse bi tamit noonu la possible kon nga gis ne kon ñu def taxaw seetlu ci ñaar yooyu dafa doon lu nga xam ne dafa am solo. voilà beneen aspect dafa attiré waat suñu attention ndax nee nañ yàlla moo ndar képp lépp te it dañuy faral di wax ne tous les chemins mènent vers Dieu voilà donc comme tous les chemins mènent vers Dieu est-ce que jóg dem ci yàlla yombee na noonu mel ni tariqa suufi yi am nañ particularité yu ñuy indi ci yooyu donc naka la ñu war a mën a appréhender seen particularité ñoom les courants suufi. d'accord xam nga li ñuy wax ni yoon yëpp mën nañ ci jublu pour wuti suñu borom mais ndax dinañ yegg Sëriñ Moussa daf ñu jàngal ni ñu li tax religion polythéiste am mooy nit mooy conscience supérieure boobu bëgg nag wut yoon wu mu jaar pour dem ci boromam waaye xamu fa nee na religion monothéiste yi nag yàlla sunu borom ci boppam moo yéene nit yegg si ci moom moo tax mu tracé ko voie moo tax bu fekkente ni bi waa ñoom soufisme ñoom li ñuy jàngale cës laa yel juboo ak sa borom dañ ko teg ci alxubb mooy cofeel amour boobu xam nga sunu maam Serigne Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu nee na wa qaala walaw la alxubb laa yasilu mruun ila allahi law qaadathu ujubatul kawni nee na mystère de l'univers ak li mu ndar képp ci ay mbir yëpp bu fekkee moom mooy guider nit ki sax pour mu yegg ci boromam nee na bu fekkente ni bi cofeel googu gungewu ko du yegg kon cofeel mooy cëslaay gi nga xamante ni moo mën a yóbbu nit ki mu yegg ci boromam te Sëriñ Moussa daf ñu jàngal ni ñu yàlla boo ko bëggee jaar ci tariqul ibada ci jaamu yi nee na bu boobaa bonjour les épreuves parce que ahasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kon du ñàkk jamono bu nekk ñu lay teg épreuve sur épreuve waaye nee na bu fekkee ci mahabba nga ko jaar nag bu boobaa waaw kay yàlla da lay ubbil boppam parce que koo sopp rek sopp na la bu boobaa foofu lay jaar ak yow voilà. Ismaël da nga am loo indi ci baatu mahabba boobu ci baatu cofeel boobu noonu nga xam ne comme ni nga ko waxee mag ñi dafa mel ne sax waruwaay lañ ko def pour jëm ci seen borom te dafa mel ne tamit source de lumière la loolu dafa mel ne source de lumière la moom cofeel boobu ci cadre ba tey expérience spirituelle Mouhamed naka lañ war a mën a appréhender leer googu noonu. waaw mën nañ ni sax du source de lumière mais c'est la lumière même en tant que telle parce que bu fekkee ni relation bi dox sa digganteeg évidence boobu bi dox sa digganteeg conscience supérieure boobu noonu dañ na ni ngay xamee relation bi qualité relation bi mooy da ngay yokk leer
mais leer boobu nu sànq sunu mbokk Ablaye wax na ko énergie la énergie boobu outil la mais dafay am importance aussi ñu différencier les types d'énergie qui existent parce que sànq bi ñuy wax nañ ne mag ñi ñoom leer rek la ñuy wax alors que li nga xam ne moom la ñu l'ingénieur moral jàngal dina am pertinence trop bu ñuy defee une distinction par rapport ak leer yi nga xam ne moom moo am parce que ci leer yooyu am na ñaari énergie principale ñetti énergie principale autant pour moi ak ñaari énergie yoo xam ne énergie secondaire lañ ñooñu ñëpp constituer les énergies de base bu fekkee ni ci énergie principale yi am na bu ñu naan lumière wax naa ko sànq muy leer am na bu ñu naan obscur muy lëndëm particularité lumière moom mooy li lay lépp lu nga xam ne moom moo lay jëmale ci wàllu bonté moo lay jëmale ci ngay poser de bonnes actions moo lay jëmale ci nga am di dimbali nit ñi ak yu ni mel yépp yoo xam ne c'est des gestes nobles lumière boobu noonu moom moo la siy jëmale lépp li nga xam ne nag daf lay jëmale ci ay vices jëmale la si l'expression des pulsions ak yu mel noonu ñu ne lëndëm bi moom moo la si jëmale muy obscur am na beneen lumière aussi beneen énergie bu ñu tuddee le néant particularité mooy dafa nekk une énergie assez complexe déjà pour nga am ci accès comme ni mu ñu ko jàngalee foog nga am une autorisation foog nga demander autorisation te la plupart du temps autorisation boobu dañ la koy bañal waaw parce que particularité bi mu am moom moo tax à part ñetti énergie principale yooyu am na yeneen énergie yoo xam ni ñi ñuy tuddee les très hauts ñi nga xam ni dañoo liggéey seen digganteeg conscience supérieure boobu ba ñoom ci boppam ñu mel ne ay centrales énergétiques mën di produire de l'énergie si ñooñu lay jógee donc loolu moom mooy énergie yi nga xam ni ñoom ñoo existé te ci diggante nit ki rapport bi dox digganteem ak conscience supérieure boobu loolu lay cultiver ci boppam léegi ci cadre culture énergétique boobu ngay def du dañ la ko école da la koy expliquer rek que loolu mën a possible pour mu possible foog nga xam yow yan propriété ñoom ñoo nekk ci yow waaw boo xamee sa bopp xam li ne ci sa bopp si ngay xam loolu boo si bëggee travailler ci cadre évolution fan ngay jaar moo tax xam sa bopp dafa am solo trop ci cadre spiritualité. effectivement Mouhamed xam nga yaa ngi koy wax xam sa bopp dafa doon farata. nga doon ci farata nit ki moom mu xam boppam mais xam sa bopp dafa am nu ñu ko maam jàngalee te am na ñetti mots yu nga xam ne jotoon nañu ko jàngal xëy na sax jotoon nañ ko jàng école mais dégguñu ko muy baatu test baatu examen ak baatu épreuve tey boo jëlee test bi tey mooy ñu xool nit ki est-ce qu'il a ce qu'il faut est-ce que am na ko te bi ci jiitu mooy volonté donte volonté ay niveau la mais bi ci jiitu mooy volonté est-ce qu'il est prêt à faire le grand saut moo tax choix bi inéluctablement faaw mu am faaw nit ki choisir mais tamit buy choisir tamit faaw mu xam conséquence choix bi ak tout ce que cela implique boobooy bi njëkk bi ci topp muy baatu examen bi ci la ñu xool exactement ki yan outil la disposé loolu nag pour mun a am nit ki faaw mu déglu boppam xool ay affinités xool aisance am mais au-delà de ça sama xool moom mode de fonctionnement am exactement lan la à travers ça dina am benn aperçu ci outils yi nga xam ne am na ko loolu moom mooy genre exploration mais bii exploration bu sommaire parce que ci surface bi rek la yamagum pour mën a xam ci lay seetaan benn documentaire bu am solo waa ji dafay def athlète la di def benn sport bi ñu tuddee apnée mooy ñooñu di def plongée en profondeur di fa yàgg doog a génn mais nee na moom li ko ci dugal moo di dafa toog seetlu ne moom capacité bi mu am pour retenir respiration lu yàgg capacité boobu ñu ci bëri amul moom mu ne nag lii bu ma ko yàlla joxee am na lu mu bëgg ma def ci la dem xool sport bi gis ne moom bu plongé ci biir géej gi am na yenn profondeur bu nga xam ne bu fa yeggee lépp ne teg gisatul diggatul dara nee na bu boobaa day mel ni dafay seey ak ndox moom dootul exister dootul nekk nee na bu boobaa moom li muy yëg ci boromam du ko yëg ci leneen xam nga kooku dafa déglu boppam moo tax mu xam loolu ci boppam
beneen bi mu di exploitation bu nga xam ne c'est poussé mooy aju nag bu boobaa nga xool pratique spirituelle yi nga xam ne moom la ñuy def nga xool seen impact bi muy am non seulement ci yaram bi mais ci xel bi mais tamit ci ruux bi une fois que nga xam loolu nag bu boobaa di nga mën a jàll ci beneen phase bi ñu phase exploitation parce que ba léegi yaa ngi doon exploiter mais bi yaa ngi dem ci phase exploitation moo di léegi nga xool léegi outil kon yi la yàlla jox yëpp da nga disposé ko naka nga koy utiliser à bon escient ba nga xam ne di nga mën a tirer le maximum mais tamit doo boo paree foofu doo ca yam épreuve bi ci lay ñëw boobaa nag suñu borom faaw mu lay éprouver di la tegal épreuve yi kaw ba éclaté bi ñëw bu ko defee nga mën a transcender li nga xam ne moom mooy nafs transcender li nga xam ne mooy ruux bi te loolu li la koy mën a may moo di nit ki jox boppam yàlla foofu la mag ñi nag rawee ñëpp